asalaamaaleykum mbooloo mi ñoo ngi nuyu kenn ku ne turam ak santam bon di rafetlu jotaay bi ak bisu tey bi di ci féliciter nag l'ensemble tailleurs yi nekk ci région bi yëpp particulièrement nag tailleur zone nord yi ñoo ngi leen ciy féliciter bu baax tey di rafetlu liggéey bi ndax wax dëgg yàlla journée la boo xam ne ni mënoon naa jafe ba pare yomb mais nag tailleur ci lii lañ ko xam li ñu mën a wax daal ci mu leer mooy tailleur yëpp ñoo bokk gañe ku ñu mën a réclamer rek ka ca des pertul parce que ñoom ñëpp ñoo bokk gañe te bu ñu joxee résultat yi dinañu xam ni ñaari candidats yi ñoom ñoo bokk gañe bu ñu ko joxee ba joxe résultat yi ni mu demee dinañ xam ne ñaari candidats yi ñoo bokk gañe kon donc ñoo ngi leen ci félicité yéen ñëpp liggéey bi nii mu rafete ñii jógee Moussante ñii jógee Grand Thiès kenn ku nekk ñëw fi ñu bokk di def li ñuy def boo gisee mandataires yi seen yëpp benn la woon loolu tailleur rek moo ko mën ni ñuy ñawee lu rafet di ko sol suñu doxalin noonu la mën a mel vraiment ñoo ngi leen ci félicité di leen encouragé bu baax te di leen wax ne liggéey bi mi ngi jëm ci kanam président bi képp mënu ko mais benn membre képp it mënu ko ne ñëpp àndandoo bokk liggéey président Modou ñoo ngi lay félicité bu baax parce que vraiment liggéey bi rafet na ak équipe bi nga ko àndal yëpp liggéey bi rafet na trop ki nga xam ne nag moo yoroon élection yi après mën nañ ko bàyyi mu wax mais daal li ma leen di wax mooy kenn ku ne na nga jàpp ni association bu zone nord bi ñoo gagné élection yi loolu nañ ko def ci seen xol yi ñoo gagné élection bi programme bi nga xam ne moo nekk ci loxol Matar programme bi nekk ci loxol Yankoba benn programme lay doon parce que bu ñu génnee résultat yi dina wax ni kenn gañewul ñëpp a gañe léegi nan la ñuy def ba liggéey loolu moo ci des parce que wane ngeen carrément ni candidat yi fi nekk kenn ku ne mënoon na ko jiite ñoom wane nañ ko waa nord bi wane nañ ko kon donc ce qui est reste mooy ngeen àndandoo joxante loxo bokku liggéey njiita mënta ñàkk génne nañu njiit ce qui est reste mooy seul le travail loolu daal laa amoon mais félicité naa leen vraiment sama xol sedd na ci sama xel mi ngi dal ci jeune tailleur yi parce que lii ma fi yendoo tey dama def noonu dama fiy jaar rek dem mais bi ma ñëwee gis xale yi ni ñuy liggéeyee mënumaa permettre ma dem parce que man lu ma am ci ñaw laa ko amee ku ma gis may dem xam na ni tailleur a ngi ni dem loola nag bon maa ngi leen ci félicité yéen ñëpp di leen balu àq bu baax a baax cey ñaan yàlla nag affaire yi yokk ba buñ di desiwaatee fi fekk fi leneen lu ëpp lii loolu daa ma doon kàddu yi ngeen baal ñu. salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu mbooloo mi fekk yëpp di nuyu le président Mamadou Seck di nuyu aussi tamit waa zone nord ñi nga xam ne tey ñoo doon def élection muy élection yu mucc ayib nag macha allah ñu ngi leen di féliciter mooy li ko grand Seck waxee léegi rek amul gagnant amul perdant parce que ñoom ñëpp ñoo bokk benn yéene muy liggéey ngir zone nord gën a jëm ci kanam wax dëgg yàlla kon loolu ñu ngi koy féliciter déjà nag li nga xam ne gis nañ ko fi wax dëgg yàlla dal na suñu xel ñun ñëpp. parce que wax dëgg yàlla sunu waa Moussante yi nga xam ne ñoo ko fi njëkkee ñu ko def ay élection yu transparente macha allah ñu jóge fa waa Grand Thiès ñëw def ko waa zone nord ñëw def ko kon nag loolu ñu ngi leen ci félicité di woo nag même ñi nga xamante ne association yi nga xam ne ñoo nekk yëpp yi nga xam ne regroupement mu leen ëmb ñu xool ci yoon yi nga xam ne moom la ñëpp débuté ñu ngi ñaan nag yàlla na ki nga xam ne moom mooy le vainqueur amul vaincu mais ki nga xam ne moom la suñu borom teg ci mbooloo mi yàlla na nekk yaakaar bi nga xam ne ñëpp moom lañ ko yaakaar bi nga xamante ne ñëpp moom la ñu xaar ci moom yàlla na ko suñu borom dogal en tout cas ñu ngi wax ci turu le président Mamadou Seck lii ñuy wax nag wax dëgg yàlla moom moo ñu ko gën a mate waaye nag yàlla dogal na tey sunu ndodd la tegu ñu ngi remercier ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp. waaw xam naa ni ñoo ngi am contentement bu baax di sant yàlla tey ci yàlla dogalee man tey mën naa ne sama rongoñ dafa tuuru li ko tuural mbégte la tey su ma gisee lu organisé bi am mu jàll ci réussir sama yaram day daw parce que jàpp naa ni ki gagné ak kiñ gagné benn lan comme ni ko ñëpp waxee première beeg deuxième damay jàpp ni kenn kee jël première rek ki topp ci ñu ànd liggéey nag kenn ko da nga am sa programme am yéene développé li nga xam te ne mooy sant nga am yéene nag partagé ak ñëpp kon te si yàlla dogalee lii am dama leen gën a encouragé di wax Matar moom it na jàpp ni yaa ngi ko baa gañe ñu ànd ñoom it liggéey parce que loolu leen mbooloo mi yaakaaree liggéey na ci urne yi ñëpp xam nañ ni mu demee vraiment kon ni ko grand bi waxee noonu àndandoo liggéey te tañ bokk ni ñoo bokk ndey ak baay lii du élection boo xam te ne élection opposition la ak opposition yooyu amu fi ay mbokk la yu doo xam te ni njiit mënut a ñàkk ñi fal njiit ñu xamee ko noonu bu ci bugguma ci benn kenn jël kenn di ko di ñaawal morom bi nga xamante ni ndax jëru ko vraiment jëru ko tey ji ki damay wax ni man président sortant la mais ñoom ñu fi toog ñëpp bàyyiwuma ci kenn
ku falu rek man maa jàpp naa maay jiitu damaa jël intérim bi jox ko rek kenn falu jiitu ndax ku ci falu rek damay ànd yow liggéey jàppale li ma la mën a jàppale parce que li ma tax a jóg mooy mbooloo mi réussir total li ñuy yuuxu guddeeg bëccëg suñu borom saafara ko kon li may wax mooy nan àndandoo doon bokk ndey ak baay du affaire opposition du affaire yoo xamante ne ay ennemis lañ ñun ñëpp yéen a bokk ndey ak baay li affaire kii la centre la bi mu mitti man maa fi néewoon dara amu fi woon ma ñëw def ko fi ngeen ñëw ni kenn man tey ji man maa mbégte parce que suñu demee tey ji vraiment kenn ku ne dem nga élection yàlla jiital kenn ki na ngeen ñëw liggéey ànd ak yooyu mu ànd ñu ànd ci jàmm comme ni ñu ànde woon ba am li ñu am mais du encore une fois ñoo bokk ndey ak baay na ngeen ko xamee noonu du dara waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah. aleykum mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baal àq di leen balu àq di jiital ci nuyoo bi sunu président Seck Mamadou Seck buñ ko waxee rek mu yóbbaale ñëpp géew di ci toftal ki nga xamante ni moom moo di Baye Serigne vraiment tey bi ma leen fi gisee moom sama xel dafa gën a dal ndax tamit li ma leen doon séentoo xëy na tey boo leen fi nekkul woon ñaaw mën naa am ndaxte ñun mën naa wax ni ay ndaw lañu rek ay débutants lañu te tamit bii mooy sunu première fois ñuy organiser ay élections vraiment expérience bi desoon na liñ ci waroon a def des na liñ ci war a dox yépp des wante ginnaaw yàlla ak yéen a tax tey ku ci nekk mën a taxaw tey lever la main haute ni kat sunu élection yi jàll na ci anam bi nga xamante ni ci la élection yi yu kawe yi daan jàll vraiment te loolu lépp seen liggéey la tey boo leen ñu bàyyi woon ñu naasaay wala boo leen xamoon boo leen ñu bàyyi woon ni kat yéen njaboote woo leen ñu kon boobaa sunu mbir mi yaakaar naa ni sax àgg sax mën na cee bañ a am yoon wante vraiment def ngeen ci seen këmtalaay kàttan ci suba ba léegi ñun ak yéen mën naa wax ni sax bañ décider ni dañuy def dem élection ba léegi ñun ak yéen vraiment seetaanoo leen ñu benn yoon ñëw ngeen fi ay yoon téléphone yi toujours Seck mi dañuy déggante lu ci am rek lu ci war a am rek moom mi dox na ko ci wax na ko ci vraiment ba sey ñëw tamit indil ñu loo xamante ni man sànq rek wax naa ko nee naa ko yow moom mën a fi woon a ñàkk waaw yàlla nag moom moo xam di boole yàlla mi ñu booleeg yéen ñun de réccu wuñ ko yàlla moom nag la ñuy ñaan di ko dagaan boole bi ñu boolee ànd bi ñuy ànd ak yéen yàlla na sax dàkk yàlla na doon ànd boo xamante ni dinañ ci dem ba suñuy sët di ko ànd nii ndaxte lii moom lépp rafet na di féliciter nag ñaari candidats yi vraiment ñu nag ñoom ba léegi tamit kenn ci ñoom bàyyiwul ku ci nekk yaa ngi ciy def sa ñax yaa ngi ciy def sa alal loo am loo xam ci lu baax ci lu rafet rek yaa ngi ko ciy def yaa ngi ko ci wax vraiment kon comme li nga Seck waxee rek kenn gañewul lu dul zone nord moom moo gañe xëy na nag njiit daa mënta ñàkk te tamit ku dégg résultat yi di nga xam ni vraiment kenn gañewul daal waaw kon li nga xamante ni ci laa leen di invité di ci invité sama bopp moom mooy nañ leen ànd liggéey nit ñu xame woon xar kanam bañ xame woon zone nord fi mu nekk nii nag il est temps que ñu tegaat ay jéego yu bees jëm ca kanam loolu rek moom moo ñu war ñun moom may suñu wareef vraiment invité naa ci ñëpp nag di ci gën a invité regroupement tailleur yi tamit ñu gën ñoo coiffé gën ñoo dooleel gën ñoo habillé à ce que li nga xamante ni dëgmal nañ ko mu nekk suñu kanam gën a mën a rafet ñu gën a mën a xuus ci yoon wi daal vraiment loolu sama xol fees na li mu bëggoon wax yëpp sax mënu ma ko wax wante sant naa leen gërëm naa leen maam Xaadim gàcce nga laa ma yow vraiment télé bi tamit kenn demul ñu des bañ ko dooree ba léegi ñun ak ñoom émission déplacé nañ leen muy guddi muy bëccëg ñëw nañu assister ñu li nga xamante ni apport la muy njariñ ci regroupement bi aussi ci amical bi ñu koy indil quoi à chaque fois rek ñu ngi ñuy gindi di ñu teg dans le bon sens kon nag sant nañ leen gërëm nañ leen yàlla na yàlla motal yéene yi. ku mbooloo mi tey samedi 5 février 2022 ñi ngi doon amal ay élections pour tànn président amical des tailleurs de la zone nord ñi nga xam ne bindu woon nañ ci liste électorale bi ñi ngi tolloon ci 209 membres inscrits ñu répartir ko ci ñaari bureau 1 mi ngi amoon téeméeri membre muy 100 yoo xam ni voté nañ fa bindu nañ fa ñi fa voté mi ngi toll ci 71 membres bulletin nul ñu am ci 0 ñu am foofu ci bureau bi
Pour le candidat Matar Guène, 28 votants. Benen candidat bi Yankouba Ndiaye ñu am fa 43 votants muy bureau 1. Représentant commission bi président du bureau Youssou Sissoko, censeur Seck Dieng, commission de vote 1 Khalifa Seck, 2 Papa Amadou Faye, Pape Modou Faye, 3 Baye Gueye, 4 Mbaye Babacar Mbeng muy bureau 1. ñu ñëw bureau 2 président bureau Moustapha Sow, censeur Malick Fall, représentant Malick Fall, représentant Matar Guène Abdou Hakim Diallo, représentant Yankouba Ndiaye Bara Dieng. Nombre inscrit ñu am fofu 109, nombre votant 73, bulletin nul 5. On a obtenu le candidat Matar Guène 38, le candidat Yankouba 30. La commission de vote Khalifa Seck, Pape Mamadou Faye, Baye Gueye, Babacar Mbeng. Nous avons bureau 1, nombre de votes total 109. Nombre d'inscrits bureau 2 100. Nombre inscrit total 209. On a obtenu bureau 1 votant 71 membres. Bureau 2 votant 73 membres. Total, on a obtenu 144 membres votants. Ñi nga xamni voté na normalement mu jall mi ngi tollu ci 144 électeurs. On a obtenu le candidat Matar Guène 66 voix. Le candidat Yankouba 73 voix. Donc en conséquence, le candidat Yankouba est passé déclaré président de l'amicale du foyer de la zone nord de Thiès. ci ñi nga xam nañu président Mamadou moo nekk ni sama wet moo jiite téeri département mois de mars bi passé ñoo na dem élection maak moom yàlla jox ko ndam li dañ ciy jàngale rek ngeen gis ni ñoo ngi ànd ba tey muy sama rak may grand frère am kon donc su loolu amee fii tey beneen misaal bi mooy Xaadim mi moo jiite woon moo sante ñu dem élection man ak moom encore comme nii ma jël ndam li teewul ñu ngi àndaat ba tey Malick mii dem élection moom itam grand caisse comme doon demal élection ba tey léegi mi ngi ci ginnaawam ñu ànd di liggéey kii dafa wax lu sedd sama xol avant élection yi di am ma ne ko Matar man dama amul benn proposition bu ma bëggoon a def bu ñu ko mënoon a def ngeen def benn consensus ñu waxtaan ñu xool ñu jiital kenn topp ci ginnaawam mu ne man di jaay soo ne ma bàyyil ma bàyyi ma ne ko noonu nañ doxal ba ci nañ doxal kon yow li nga wax rafet na waaye nañ doxal xëy na lii dafay nekk soit boo xam ne dama bëgg ñu comprendre ni artisans yi dañoo changé léegi doxal ni changé idées yi changé kenn ku nekk la mu mën yàlla xam na ko mais la yàlla dogal jaam bi da koo war a nungu ak fukki loxoom bu ngeen xoolee ci maag Mamadou rek da ngeen di nungu lu baree da ngeen di nungu lu bari ndax ki fi ñëw liggéey moo tax ñu indi ko fi kon moom itam na bàyyi xel ni tànnuñu ko pour rek mu ñëw toog rek ni kii parce que amical bi dafa am fu mu nekkoon mu am fu ñu ko jëlee am fu ñu ko indi am fu ñu ko bëggoon a yóbbu kon loolu na ko bàyyi xel kon ñu ngi leen di ñaanal waa amical bi yëpp Mamadou sa njaboot a ngi nii te itam njaboot ga doon def lii am nañ ci mbégte kontaan ci bu baax di la féliciter parce que lii yombul ci ndaw nga am osé ni damay def nangam yàlla def li mu def nga ñëw ak sa nungu ko ak fierté dañ lay ñaanal suñu borom yow tam nga gën a àndandoo ngeen liggéey ndax waxoon nga ko sànq fii tey répété waan nga ko kon ñu ngi leen di ñaanal suñu borom Mamadou ñu ngi lay ñaanal yow tam yàlla na ànd bi yàgg yàlla na yàlla dolli jàmm yàlla nañu yàlla defal jàmm defal ñu tawféex xam ne ñun ñi ñëpp benn lañu kon président Matar ba tey président nga kon ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax a baax. mbégte ak kontaante wax dëgg yàlla ci événement bi ni mu déroulé
di wax ne alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin sant yàlla mooy lii jàll na si jàmm kenn amu ci ndog kenn te mënoon na àgg fu nekk wax dëgg yàlla grâce à vous mooy yéen responsable yi nga xam ne yéen a fi taxaw grand sec sànq wax naa ko bi ma ñëwee ba di tuur ay xéewal loolu moom moo ma impressionné ba mënatuma téye sama bopp di féliciter grand Yankuba comme ni ñu ko waxee woon ñun dañuy liggéey bu professionnel suñuy mandataire avant ñuy génn lañ ñu jox message ni ñu ñun perte nañ nangu ko ñoom ñu nangu ko ma nit ma nangu ko ndax nit rek laa ku nekk da ngay gagné ak di perte ma jël sama téléphone yëkkati président Yankuba comme na ma koy waxoon ma félicité ko ndax sama grand la yaakaar naa bu ngeen ko introsé dina wax ne ma woo naa ko félicité ko ah suñuy mandataire dañuy contesté duñ contesté dañuy bind recours loolu ñoom la concerné ñoom parce que suba ba léegi kenn gisuma fi mais ñun li ñu mën a def ci responsabilité mooy woo ko félicité ko beneen bi mooy gëm naa ne tey amul perdu amul gagnant amul vainqueur ak vaincu xam nga lu tax tey zone nord moo amati ndam ci ndam yi mu daan am ndax tey ku ne yëgg na Europe affaire bi ba ñu ne Europe sax dañuy woote di laaj yéen lii lan la am na ñoo xam bu ñu gisee urne dama yaakaar ne yéen da ngeen di caaxaan ndek yéen da ngeen di voté mais li ci am solo mooy li grand bi wax rek ñu wane ni démocratie la lii du alalu kenn moomu ko Babacar moo ko sonnee di yàpp ñi nga xam ni yàlla dogal na ñoom ñooy kii bi ñoom ñooy nekk actuellement ci pouvoir bi donte pouvoir amul ñu xam ne nag tey la seen liggéey commencé wax naa ko sànq ma ni coono buñ mës a def ci campagne wax naa ko bu yàgg ma ni coono buñ mës a def ci campagne tëj seen atelier yi 15 jours mooy ñi féete woon ci man ak ñi féete woon ci grand Yankuba ñu tëj suñuy atelier 15 jours di liggéeyal benn amical rikki waay bu fi waa regroupement bi ñëwaatee nañu gis ni ambition yi am na nañu gis ni ambition yi am na beneen bi mooy ñun li ñu waxoon suñu position rek biñ ko félicité ba pare ñun ñoo ngi taxaw yàlla dogal na ñun ñoo nekk ci centre bi nekk directeur tey association bi bu xëyee ni ñu yéen pare ngeen dañuy ànd ak ñun àndandoon dem may leen ñu liggéey te ndax gis nañu campagne bi yëpp centre bi la beneen bi mooy association bi poste bu ñu ci mën a jox lu ma jàppale woon sama frère Mbay tey laa koy gën a jàppale moom ndax Mbay association bi moo ñu boole Mbay kenn xamuñu woon tey jii bokk na ci nit ñi ma gën a jege mën naa ne association moo ñu boole muy puso ak wëñ man maa ngi sama place li may teddee maa koy amal sama bopp waaye tey bu ma Yankuba joxee loxo li ma doon liggéey buñ fi ñëwaatee dinañ xam ne man fa ma nekkoon maa ngi fi ba léegi beneen bet li ci des moom dañ koy bàyyi ci loxo yàlla encore une fois ñu ngi koy féliciter di ko ñaanal mu jikko aussi tamit li mu yore mu xam ni responsabilité bu mag la mais ñun duñ ko ci bàyyi ci dara ñii nga xam ne ñëpp nag amuñu adversaire yàlla xam na ko amul koo xam ne waxoon nañu lu neex wala mu wax ñu lu naqari bañ jàpp ko suñu xol si Ahmad Bamba bi mu jógee géej gi li mu njëkk a wax mooy afawtu anil a'daay turan la wax ñëpp la man nag képp koo xam ni campagne bi wax naa la ci lu la metti wala mu def la ko ci maa ngi ñaan nga jéggal ma képp ku ma ko defoon baal naa la ak xol bu sedd guy ci barkente bi sallallahu alayhi wa sallam waaw dama yaakaar mais comme loolu ci côté administratif la loolu dañ koy bàyyi ak ñoom comme ñun suba ba léegi jaaruñu fi kilifa yaa ngi fi ñoom bu dee dañuy def recours ñoom la concerné